jërë ngeen jëf ci seen teewlu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen émission Tam Tam mercredi bu jot nag dinañu ànd ak yéen non on n'est pas mercredi on est mardi may ma son foofu. voilà li nga déglu moo la ayca waa baax na del dina ma rey waaye may ma son. jërë ngeen jëf ci seen teewlu ak seen kóolute mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen émission Tam Tam tey nag comme tous les mardis dinañu ànd ak yéen ci environnement di ci ànd ak Mariem Mbeng waaye tamit dinañ ci toftal lii di cinéma Badou moo fi teew pour defal ñu cinéma waaye tamit Ndaali mi ngi fi ci buzz et musique tey ñu fas yéene waxtaane li nga xamante ne rek mooy musique waaye Issa Fall mooy suñu invité tey nekk pêcheur nekk rek coordonnateur CLP maanaam conseil local de pêche artisanale de Dakar Sud loolu mooy doon suñu tam-tam tey dañuy dem régie dellu si waat daal di tàmbali waxtaan bi. di ko nuyu bu baax a baax di kontaan feggoog moom sama yaay Fall bu jongama bi nuyu naa la Mariem. Rugi fay naa la fay bu pata fay bu waaw bu rose gris daal daf may neex bu baax di la nuyu di nuyu képp ki nga xam ne tey moom lañ bokkal plateau bi muy Ndaali di Badou di Issa Fall suñu invité incha allah ci kanam nag dinañ fas yéene waxtaanee ak yow tey li nga xam ne moom mooy wàllum DCP yi. wàllum DCP yi dinañ ci ñëw ci kanam lay doon ci biir environnement waaye tamit cinéma Badou lañ ciy àndal Badou nuyu naa la. maa ngi lay fay Rougui di fay Ndaali di fay Marème di fay suñu invité bi tey dañ nar a waxtaanee dañuy waxtaanee FESPACO. FESPACO 27e édition bi cette année si semaine bii nii lay doon moom lañ nar a waxtaanee incha allah. ci kanam lay doon may am mbégte tamit nag feggoo ak Ndaali kontaan ci partage ak yow plateau bi bu baax a baax. fii la waree ñun ñoo gën a bëgg di nuyu téléspectateurs yi ñu seetaan saa yu waxtu yu jotee ci talaata yi Cheikh Ibra gi di siyaar soxna si Yaay Fall di siyaar aussi sama waa ji nga xam ni Badou chaque jour moom mu dugalaat ñu ci li nga xam ne mooy film yeeg yooyu. di nuyu Seydina Issa mi toog di ko siyaar bu baax di la jox sa wàccuwaay. kontaan naa ci yow bu baax a baax waaye tamit mbégte la ñuy am saa su nekk di dalal suñuy invité ci plateau bi rawatina nag bu ñu nekkee ay nappkat sant Fallit ndax suñu ay ñooy seen buur rek donc dañuy am mbégte dalal la Issa Fall nekk coordonnateur CLP maanaam conseil local de pêche artisanale fële ca Dakar Sud Issa maa ngi lay nuyu bu baax di la dalal. waaw jërëjëf soxna Rougui maa ngi lay fay di kontaan lool ci invitation bi. di nuyu soxna Marème ak ñi nga xamante ni ñëpp ñoom laa bokkal plateau bi kontaan trop ci li ngeen ma invité tey ci ngir ñu waxtaanee li ñuy wax DCP ñun moom ñu gën koo xam ci turu booy yi nga xamante ni moom la ñuy ser di ko bàyyi ci géej ngir mën a dundalaat askan wi dundalaat napp gi. dëgg la ni nga ko waxee noonu la sax ci environnement duñu def lu dul dugg ci Marème tey nga fas yéene waxtaanee li nga xam ne mooy dispositif de concentration de poisson olof naan ko booy. booy mooy lan Marème. waa Rougui tey sànq xam naa ne avant Issa di wax yow wax nga ne booy kon daal yow foog naa ne bu ñuy dem géej dañ koy yóbbaale. waa gis nga tey li nga xam ne ci ginnaaw laa topp rek nag moo may jox ay cours ci wet gi. tey nag li nga xam ne tey Rougui moom la ñuy waxtaanee muy booy yi nga xam ne dañ koy ser si biir géej gi. muy dispositif de concentration de poisson. te dispositif de concentration de poisson bu ñu koy wax maanaam fañ koy teg mooy jën ñàkk na. ñàkkum jën wi yan solution lañ mën a def ba indiwaat jën yi te nit ñi duñu am benn jafe-jafe ci loolu la ñu jël ay booy di ko ser ci biir géej gi mais bu ñu xoolee fii ci Sénégal am na ay quai de pêche yu bëri yi nga xam ne jot nañ fa ser jéggéej yi bëri jot nañ fa ser booy yi te gis nañu tamit ay résultats jëmale ko ci wàllum boobu. très bien alors du ñu def rek lu dul xanaa dem xooli élément bi dellu si waat daal di mën a gën a tàmbali waxtaan bi ànd ci ak Issa Fall. yaa ngi koy gis noonu si biir géej bi te fi mu nekk rek jën yaa ngi fa fees dell
da ngay gis nga bii tam biñ ko saree muy ay machines yi nga xam ne tey buñ ko xasee ba dugal rek des fois ay bul lay den des fois bu ñu xoolee bu Ngor sax DCP wu Ngor moom dañu gis ne dañ fi def sax ay nataal yi nga xam ne lii ay nataalu sëriñ la ngir tamit ñu xam ne lii suñu booy la suñu dëkk la waaye tamit di bàyyiloo xel nit ñi tamit ne dañ ciy boole waale soit suñuy cosaan wala ay effigie yoo xam ne yu am solo la jëmale ko ci wàllum bi. parce que tey Rougui li ci ëpp solo bu ñuy xool ne dispositif de concentration de poisson fu ñu ko waxee rek dafa bokk ci li nga xam ne moom mooy wàllum récif artificiel. très bien. te récif artificiel moom mooy indiwaat jën yi ba askanu mool mën a tamit dem di nappi ba duñu am yenn jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ doon indi. mais jën yi lan la ñuy gis ci booy bi ba tax ñiy ñëw bu fa booy bi nekkee. waaw ci loolu sax nag xam naa dañ koy interpeller ki nga xam ne tey moom mooy Issa Fall. d'accord Issa déjà gis nañ ni ci yenn gox Sénégal yu bëri ne booy yi ñu fa teg gis nañ ni résultat yi mi ngi am jën yi ñu ngi bëri jën yaa ngi daw di wuy si booy yi. Rougui mi ngi posé benn question mi ngi laaj ne lan moo fa nekk ba jën yëpp di daw foofu. waaw loolu yomb naa tontu ndax tey jii mën naa la jox benn misaal boo xamante ni bu gën a kii la rek bu gën a gàtt ndax tey jii ku sañoon tey jii dem dëkk ji Almadi ndax maanaam environnement bu bakkane ga fa nekk tey jii boo yooyu ñuy ser tamit noonu lay représenté ci jën. d'accord ndax bu ñu seree booy bi dafa am ay bagages yu sew sewaan yoo xamante ni dañ koy takk ci buum yi nga xamante ni moom la ñuy seree booy bi léegi nag buum yooyu bu ñu ko seree ba mu commencé jàpp waag dafay am yeneen jën yu sew yoo xamante ni dañuy ñëw di dund ci waag moom jën yooyu dafay am yeneen façon jën yu leen gën a ëpp yi yoo xam dañuy dund ci jën yooyu yeneen jën di dund ci yooyu yeneen jën di dund ci yooyu ba jën yu mag yi di ñëw di dund ci jën yooyu chaîne la daal maanaam ci image bi chaîne lay doon chaîne lay doon su ko defee nag boo xoolee léegi nag chaîne boobu moom mooy tax day dem ba mujj gi day def rayon plus de 1 kilomètre yoo xamante ni ci booy bi foo toll da ngay mën a jàpp jën. macha allah waaw loolu nekk Rougui moom li muy expliqué tey jii dafa bokk ci li nga xam ne tubaab daf koy tuddee la chaîne trophique. d'accord xam nga tey bu ñuy xool ci wàllum géej. dafa am jën yoo xam ne dañuy naan tey yii ay carnivore de première ronde lañ. ñu ne yii ay carnivore de deuxième ronde lañ. maanaam daf jën yi ci seen biir la ñuy dundante. dañuy dund lekkante ngir di lekkante ngir di màgg. ngir mën a tamit am li nga xam ne moom lañ soxla tolluwaay bi nga xam ne tey moom la ñu soxla. léegi nag booy yi bu ñu fa duggee. dañuy gis ne ñoom li ñu soxla dañ ko fay fekk. mais du ñoom rek ñoo ko soxla nit ñi tamit liñ fa soxla dañ ko fay fekk. parce que Issa dañu gis ne en général tey jii bu ñu duggee ci périmètre bi nga xam ne tey moom la ñu ser taxaw ko ne périmètre bii fii la ñu samp booy yi fii la yam léegi dañuy gis ne pêcheurs yëpp dañuy daw jëm foofu. ndax foofu it du indi yenn jafe-jafe ak wàllum jëfandikoo ressource bi nan lañ koy doxalee. waaw non loolu lépp loo ci gis ay waxtaan la rek ak ni ñu koy xeetee xool ni ñu koy liggéeyee ndax bon. xëy na métti woon na ci commencement bi nga xamante ni bii DCP yi maanaam bareeguñu woon booy yi bareeguñu nga xamante ni benn booy la woon gaal yëpp di fa daje day xaw a metti ndax bon lu benn la boo xamante ni fukk ñoo ko doon wuti mais day dem ba tollu moment boo xamante ni comme ni ma la ko waxee rek booy bi day dem ba day jur jën woo xamante ni da lay yéem ndax presque bon booy calculer at mu jot jën yi dañuy jógee soit dañuy jógee ni ñu koy waxee di nord jëm sud am période boo xam ne dañuy jógee sud jëm nord mais day toll côté yoo xam ne heure bu ñu fa yëgsee dafa am repos ak reproduction boo xam ne dañ ko fa war a def heure bu ñu ñëwee nag suñu zone yi fekk ñu seer lu mel ni ay DCP day tax léegi jën yu mën a reposer foofu toog fa yenn yi def seen reproduction boo mat sëkk su ko defee léegi rayon ba nga xamante ni doo ko doon da ko amoon da koy gën a augmenter day yokku gën ko augmenter de telle sorte que yow mën nga dem ci booy bi xëy suba ci booy ba ngoon jot sax sa beneen moroom nekk ci booy bi te doo leen gisante. waaw dëgg la mu jur nag ay avantages yu bare yoo xamante ni booy yi jur nañ ko ci weer yi nga xamante at yi wala ñaari at yi nga xamante ni moom ci la ñu soog a génn nii. dinañ ci ñëw waaw dinañ ci ñëw alors Ndali ñu gis ne vraiment Sénégal nekk na dëkk boo xamante ne warul ñàkk jën. te ñu ngi def ay initiative yoo xam ne bu ci mel ni booy yi dina tax poisson yi gën a bari jën gën a am ndax gis nga variété yu bari dañ fay fekkante te comme ñoom ci seen biir la ñuy dund dina tax affaire bi gën a yaatu.
waaw soxla nañ ko de. ndax ñu ngi jàmbat dëkk bi ñu dañuy gën a dem ak affaire réchauffement climatique yi ñuy wax ak yeneen affaires yi impacté géej gi ba nga xam ni. dem na ba maanaam dañuy naan jën dafa raar. léeg-léeg du ñu comprendre lu tax mu raar mais initiative yi day am solo. mais damay bëgg a xam rek ndax ñoom seen moyen lañ koy defee wala état bi moo leen di jox moyen bu ñu koy defee. ndax amul am aussi impact ci environnement bi. waaw loolu nga laaj ne dinaa ci sawar ak tontu trop ndax boo yi ngay gis nii dafa am suñu mbokk naar yoo xam ne dañoo nekk fii muy libano-syriens yi nekk fii. nga xamante ni booy seet nit yi bëri léegi sax Sénégal gii la ñu nekk ndax fi la ñu juddoo fi la ñu yoroo fi la ñu xëy na seeni maam ñoo fi ñëwoon. di fi def commerce ba mujj gi ñu installé fi dëkk fi. ñoom dañuy faral di ànd di dem géej. ñoom ñu jël géej di ko def esprit de loisir. maanaam dañuy génn dem benn dimanche benn samedi. ci yoonu ñoom ñoo njëkk a initier problème mu booy yi. ñoom ñoo ko njëkk a initier ndaxte booy tamit yombul ndax benn booy bi da lay bëgg a yóbbul ay 2 millions. benn bi waaw pour nga defar benn booy da lay bëgg a yóbbul 2 millions. waaw ñoom ñoo ko njëkk a initier di ci ànd ak ñun ñuy dem géej ñuy napp ay espadon di napp ay waxandoor. d'accord ton yu mag yooyu. d'accord ci ñooñu nag ci la ñu jëlee initiative boobu. waaw loolu nag bi nga xamante ni bii am na. bon léegi ñoom nag ñu commencé nag di ñu booster nañu ne fexe leen ngeen wut ay booy ngeen def ko ci géej gi. très bien waaw pour ressource bi gën a mën a dellusiwaat ressource bi mën a toog ndax tey. comme thon yi ak espadon yi ngeen di napp nii. ay espèces passagères lañu. d'accord dañuy jóge territoire dem territoire. dañuy migrer il faut na ngeen wut loo xamante ni da ngeen leen fi jëm a fixé. pour un temps déterminé. xam nga léegi nag ci noonu nag. ci la ñu commencé nag di ci waxtaan. moo di def ay waxtaan suñuy biir. jéem a seet ni ñuy def pour cotiser mais boo yi nga xamante ni bii. comme boo demee Yoof wala nga dem Ngor wala nga ñëw Soumbédioune boo yi ñu amagum. du état moo ñu ko may. xëy na peut-être ki ñu ko may nitu état la nag. ndax du ñu ne bon maire bee ñu ko may te duñ ne nitu état la. ndaxte tey jii boo demee Ngor. seen maire moo leen may booy bi ñu yor. ati ñu koy gërëm ci loolu di ko ci remercier. boo demee Yoff tey jii Ablaye Diouf Sarr. maire Yoff di ministre de la santé moom moo leen may seen booy bi ñu yor. ñun Soumbédioune suñu booy bi ñu am. Ablaye Diouf Sarr moo ñu ko may. d'accord ndax ñun ñoo toog ak moom fekk ñu organiser benn rawante ñu ñaan ko booy bi. mu ne ñu bu ma deewulee dinaa leen may booy. booy boobu tamit moom moo ñu ko may ñu liggéey ko. dëgg la donc nekk na loo xamante ni lii yombul daal ci askan wi pour ñu jéem a cotiser pour kii ko. mais xëy na tamit tey jii ni ñu koy defee nii ak initiative bi ñu ci am ak fexe gérer waat ressource bi pour mu dellu si. état war na cee mën a jël loxoom tegaat ko ci bu baax. yéen sax jar na ngeen cotiser nag ndax surtout suñu ministère de tutelle war na cee mën a dugal loxoom. mais côté li mu wax ci côté environnement. noo amul benn impact bu muy def ci environnement bi. d'accord foofu waaw au contraire. day defaraat environnement bi quoi. waaw mais état moom ñàkkul ne mi ngi ci def loxoom ndax ministre de la santé boobu di Abdoulaye Diouf Sarr bu ci dugalee loxoom rek dafa mel ni état dugal na ci loxoom te pêche bi sax Marème mii xam naa ne après dina ci indi ay firnde. dina xam état li mu ci dugal loxoom bu baax a baax moo ñu ci gën a mën a am ay firnde Badou napp gaa ngi noonu de ñun daal ñu ngi ci géej gi. napp gi kay dafa complexe ah dafa complexe. c'est vrai mais ma juste que benn question laa bëgg a mu tontu ma ci loolu. booy bi dafa am réglementation nu ñu koy tegee wala comme tey jii benn ndaal yi mën na ñëw sànni nu mu ko neexee. ak ma ñëw sànni nu mu ma neexee ndax dafa am réglementation. non dafa am réglementation ndaxte boo seetee ci article 19 du code de la pêche. boo ko liiree dañ ne la seul le ministre de la pêche moom moo am sañ-sañu samp fii benn récif artificiel wala mu def fi lu mel ni comme benn DCP. wala mu créer fi benn zone de pêche protégée. bu dee aire marine protégée kooku décret présidentiel lay doon. mais bu dee ni ñu koy waxeeti zone de pêche protégée wala ni ñu koy waxeeti récif artificiel wala DCP yi kooku ministre de la pêche moom moo am sañ-sañ ñu nit am nañu sañ-sañu bind ko ne ko dañoo bëgg a def fii DCP wala dañ fay bëgg a def zone de pêche protégée wala dañ fay bëgg a def ni ñu koy waxeeti benn place boo xamante ni dañu koy aar su ko defee moom it mu tontu ñu joxe coordonnées yi nga xamante ni fa lañ ko bëgg a def
mu ñu xool ndax foofu amul loo xamante ni war na mën a nekk empiètement ci trafic ni ñu koy waxeeti naval bi ak yooyu. su fekkee ni zone bu baax la ñu répondre la favorablement. su ko defee nag léegi après ñun ñooy soog a seet nag suñuy mesure de gestion yi nga xamante ni moom la ñuy gérer suñu RCP. très bien. leneen Rougui lu ma bëgg a laaj xam nga Issa dañuy gis ne en général bateau yi dañ fay jaar te bu ñu fa jaaree dina am li nga xam ne tey des fois dañuy xëcc yenn file yi nekk ci booy bi muy indi ay jafe-jafe. des fois jafe-jafe yooyu nu ngeen koy dundee. waaw toujours xam nga moom mooy li ma doon expliquer léegi rek ndax DCP bi da nga koy placer fenn mais yenn saa yi da ngay gis bateau boo xamante ni day ñëw dina ko gis ndaxte radaram dina marqué ni lii ci kanam am na benn obstacle. mais xëy na moom kal na mbaal mënatu du ko jéem a moytu yenn saa yi dañuy ñëw daggal la booy bi. waaw mais booy bi dafa am yeneen suuf booy yu ndaw yoo xam ne dañu koy defaat mu nekk ci suuf ñu wutal ko programme coordonnées GPS. de telle sorte que léegi booy bu mag bi bu daggee dem léegi bu ñëwee ak coordonnée GPS bi dinañ xam ni booy bi fii la toll woon. mais booy bu mag bi xëy na peut-être lenn mooy doon suñu chance ndaxte booy boo ci gis dañu ciy def ay numéro de téléphone. dinañ ci def numéro téléphone coordonnateur wala ñu def ci numéro téléphone ko ñoo xamante ni ñu ngi ci biir site bi nga xamante ni ñoom moom booy bi. de ce fait léegi ñun bu ñu jàppaatee booy boobu dañuy ànd ak ay quelques plongeurs bu ñu ñëwee tamit xoolaatee ci côté bi nga xamante ni fii lañ ko seroon. ñu jéem a wàcc pour jéem a jàppaat kii pour jéem ko réparer waat. Issa gis nañu aussi Bargny dafa amoon li nga xam ne moom lañ doon wax récif artificiel yi fa nekkoon. mu doon jur tamit li nga xam ne avantage yu bëri jëmale ko ci wàllum nappkat yi. mais tey gisatuñ ko jafe-jafe yooyu lan ma ko jural. waaw jafe-jafe yooyu yëpp xam nga lépp loo gis ndax dañoo copier gul ba léegi ci ni ñu ko waxee système japonais. ndax japonais boo waxee ne dañu askan wi dañoo bëgg a def fii dara bu ñëwee askan wi dañoo bëgg a def fii dara ba ñu d'accord ci duñ ko wutal surveillance dañ naan kenn ku nekk war ngaa mën a surveiller ndax comme askan wi ñoo d'accord ci ni nañ fi def dara pour mu jural ñu dara kon kenn waru ko surveiller mais tandis que ñun loolu moom moo nekkagul ci suñu esprit ba léegi ndaxte récif artificiel lu Bargny boobu bi ñu ko defaree mu toog ay 6 mois. avant bi ñu ko defee plongé nañu xool li nga xamante ni moo nekk ci suuf amagul jën bareegul jën nangam mais bi ñu demee 6 mois jàpp 1 an bi ñu plongé jën récif bi da fees dell ak jën mais malheur est que waruñu ko woon a won ñi nga xamante ni ñoom ñooy acteurs pour wan leen ni liggéey bi rafet na ñu wane ko nag mais ñenn ñi mënatuñu ko résister. ñu commencé nag di ko brader. xam nga ñu brader ko façon li ñu fa tere woon lépp ñu def ko fa. loolu moom moo rayaat récif bi. mais loolu waru mën a am ay daan. ci loo xam ne ñëpp ko bokk ñu teg ko lu war a mën a indil njëriñu ñëpp am ñu brader mesures yi ñu teg ñëpp te amul benn daan. si day am ay mesures de gestion mais xam nga. yenn saa yi ñun bon Sénégal fii li ñu ko waxeeti dëkkuwaay bi nekk na dëkkuwaay boo xamante ni bii. tey jii yar bi suñuy tànk lañ ko war a commencé. mais waruñu ko jéggaani waruñu ko jéggale yóbbu ko feneen mais suñuy tànk mais tey Issa Fall day defar dara. suñu waa kër jaar ci suuf dem yàq. mais bu ñu jàppee ñu ne ñun de waa kër Issa Fall nañ leen bàyyi. maslaa gi Marème pour finir. wala ñu téye leen ñu daal di ne bon nañu waxtaan. amiable waaw bopp la benn famille la. mais famille bi lu koy yàq benn boobu tamit war nañ di bàyyi xel li nga xam ne tey moom mooy intérêt population générale. parce que tey li nga xam ne benn askan wala benn gox mën na koo jëfandikoo. jël ko jëfandikoo yàq ko ba askan lëmb général mënuñu koo jëfandikoo loolu war nañ ci bàyyi xel. exactement leneen li aussi mooy Rougui pour finir juste. immersion pot de poulpe. xam nga gis nañ itam am na au-delà de DCP yi am na yeneen yi nga xam ne ay jumtukaay yu ñuy utiliser ngir jën yi mën a ñëw ñi ngi gis foofu ca Mbour immersion pot de poulpe yi mu doon ay ndaa yu ñuy ser tam ci biir géej gi jën yi di fa ñëw di jur Issa foog naa ni tamit war nañ di gën a yokk ci li nga xam ne tey moom mooy tax jën yëpp mën a dellu si ci géej gi ba nit ñi duñu waxati jafe-jafe bi nga xam ne moom moo am. dama ne la tey ren jii li ko dalee ni ñu koy waxati Yoof ba ngay yegg Gàmbi tefes goo fi dem ñu ngi wax pulpe te li ñuy pulpe boobu yëpp
ndaa yi ñu seroon ci géej moom moo ko andi. ndaameen. ay ndaa la yu ndaw yu comme ndaa yu xonq yi nga xamante ni moom la maire yi di utiliser ci. ndëpp yeeg yooyu ci biir xamb yeeg wala yooyu ñuy njaq yooyu. di yenu noonu di ko toj. waaw genre yi ndaa yooyu la ñuy ser. xam nga poulpe bu tollee ci reproduction day wut foo xamante ni fu kàmbe la mu dugg fa pour mën fa nen. mën ko garder. ndax day nen ba noppi toog di garder nenam. waaw. bu nee ba noppi da koy toog yow. man kay moom a jaaxal ni sama tur bi nekkate ci la poul buy di làqatu waaw. di ko garder léegi nag kii dafa toll ci biir géej gi dafa am zone yoo xamante ni. bariwul xeer. ndax gis nga comme ñun nii ñu toogee nii ci kaw géej boo demee ci suuf tamit environnement bu mel noonu nga fay fekk. day am ay garab am ay xeer yoo xamante ni jën yi dañ ciy dëkk mu mel ni ay néeg. mais dafay toll am na zone yoo xamante ni boo doxee dafa mel ni comme c'est le désert. donc nag yooyu bu ñu fa defee pot yooyu poulpe yi heure bu ñu tollee ci reproduction bu ñu tollee foofu ndaxte tamit kii la ñu espèce migratoire lañ. bu ñu ñëwee ba foofu di fekk foofu gis bagage yooyu danañ ci mën a dugg. dëgg la man ci nen man ci réserver seeni doom ba xam ne c'est éclosion am na ba ñoom ñu mën a rëcc dem. ñoom ñu soog a kii. macha allah waaye am na lu ma jaaxal de ngeen ne kii du mool. Marème mi. non mool bi jigéen la. ngeen ne Marème mi du dem géej. Marème Mbengue. ah Marème. maama ma faroon géej. non Marème mool la. yow moom man jaañooñ bi kon ñoo koy bokk. mool la du gën a sànq napp lay def. moom moo njëkk a génne moo booy bi de. maama moo faroon géej. maama moo dox ba dal ci géej ne for naa géej. maa la ko wax wallaay du ma leen déet. en tout cas am na solo macha allah saa su ñëwee rek indi lu am solo loo xam ne dañ ciy jàng bu baax a baax alors du ñu def lu dul dem rek jëli suñu bàkk dellu siwaat ñëw ci Buzz et Musique. le groupe Touré Kunda muy groupe bu mythique boo xamante ne nii soo ko indiwul woon ci musique rek ñu laaj la ko ndax c'est des sénégalais yoo xam ne def nañ fi lu ne woy nañ fi lu ne toj nañ fi comme ni ñuy wax sur le plan national sur le plan international ñoom ñoo way lépp ba way fi Fatou Yo way fi Emma way fi Tara Dindi des titres mythiques yoo xamante ne tey jii boo demee à l'international tubaab bi sax ñoo ñu gën a xam ñan ñooy Touré Kunda ndax bëgg gi ñu leen bëgg. évidemment résumé nga seen parcours à peu près xam nga day baax léegi dama ko décider sax ni chaque deuxième mardi wu weer wi ñu dem xam nga delluwaat démb am ñu fàttali delloo si waat leen ngir xamale ci ñoom yenn yi parce que léegi dañu am tendance di leen fàtte te waruñu fàtte ay pionniers yu mel ni Touré Kunda parce que weesuwul li ñu def dafa rëy surtout xëy na waxtaane wuñ ko ni ñu ko war a waxtaane ndax génnee jógee Casamance vers les années 75 dem pour émigrer ji parce que kenn moo njëkk a dem pour émigrer ji Ismaïla def repérage bi mu gisee loolu wax beneen rakk ji tamit mu ñëw ñu commencé musique mais li ci extraordinaire boo xoolee ni jamono jii nii sax pour ñun ñu exporter suñu musique ni ñu ko bëggee dafa jafe dëgg la ñoom vers les 79 lañ ko def tubaab yi ñi ngi feesal seen tubaab yi dëgg la ñu ngi feesal seen tubaab yi ci ay nit ñu ñuul absolument mais dafa am lu ñuy interpeller waat c'était pas du tout évident après xam nga ñu liggéey ba indiwaat seen beneen mag bi nga xam ne moo leen jàngal musique di Amadou ndeysaan yàlla def mi dara teewul Amadou décédé ci kaw seen ci crise cardiaque ñu ñëwaat Sénégal fii dëjal ko génnewaale ko son xam nga dëjee ko mais jamono 79 80 y a des Sénégalais yu demoon bitim réew yéem tubaab bi dëgg la doon làkk soo déggee li nga xam ni làkkuñu anglais absolument làkkuñu français dëgg la suñu làkk la ñu yóbbu mais boo xoolee sonorité bi aussi jamonoy rock la dëgg la mais naka lañ mënoon jëlee li nga xam ne mooy musique sénégalaise musique casaçaise def ko ba mu mel ni rock ba tubaab bi gis ci boppam exactement ñu gagné ci 3 disques d'or du lu ndaw ci jamono jooju laa wax du fii lañ jëndee seeni exemplaire wallaay ñu ngi ko jëndee bitim réew. dëgg la ay Carlos Santana di leen boole ci album reprendre seeni titres. am ci disque d'or moom. ñu ubbi ay buntu parce que ñoom ñoo ubbil buntu ay Youssou Ndour ay yeneen sénégalais ay Salif Keita. ñu commencé dem ci tubaab bi. dëgg la ñoom ñoo bay seen waar mais reconnaissance bi dafa des parce que daaw ñu ngi doon fekk ci 2018 bi su ma juumul seen 40 ans de carrière mais amul reconnaissance.
parce que dafa baax ci ñun suñu réew mi ñu commencé di delloo njukkal. exactement nit ñi seen bu ñuy dund. c'est vrai hein parce que tamit dañoo nekk ay références yoo xamante ne jeunes yi xëy na buñ ci taataanee ci tuuti li ñu am surtout valoriser bi ñuy valoriser seen culture te ñoom loolu mooy seen force parce que demuñu daal di ne dañuy soppeeku jël li tubaab bi moom ñu def ko non dañuy sol yére seen cosaan. Seynabou mi nga xamante ne moo doon seen danseuse. ñu koy nuyu mi ngi France di suivre tamit émission bi bu baax. keroog lañ ñu ngi waxtaan ndeysaan. mi ngi suivre émission moom mu leen daan feccal. ñu ngi koy def un coucou au passage à Seynabou. non li ngay wax nii dafa garaaw xam nga lu tax. gis nga Touré Kunda. dafa teel a wane yoon boo xam ni ñun dañ koo bàyyi. ñun génération bi. boo xoolee waykat yi fi nekk Sénégal yëpp ay jamono bu ñu lay wax ci seen jaar-jaar dañ leen naan dañ doon dem ba Casamance pour defi ay recherche culturelle dañ doon dem di gëstu ji nga gis ne ginnaaw jël parce que tey mën nga am 3 disques d'or xaalis dugg la. dëgg la soppeeku da lay yomb. mais ci lañ gën a fonk la ñu xam ne moom lañ amoon. parce que doomu aadama bu génnee identité réer na. nit bu la gisee du la mën a qualifier fenn. dëgg la. mais beneen bi aussi moom mooy teel nañu wane ne langue du barrière ci musique. dëgg la surtout. ñun ñu ngi léegi jàpp ne ñun ku ci woyulu yenn yi tey boo jëlee Ndaw Rabine exemple Ndaw Rabine di ko woyal tubaab bi mu ànd ak li mu war a ànd ak ci solu cosaan ci fecc ca na mu demee moo gën a yéem tubaab bi nga ñëw di woyal tubaab bi musique am ak message bi parce que ñu ngi véhiculer ay messages yoo xamante ne depuis le temps ba léegi actualité la te xale yi ñu ngi roy ci ñoom à l'image du fils de Ousmane Touré mi nga xamante ne nouvelle génération bi ñu ngi cartonné te ñu ngi roy ci seen tànk Mariam. waaw ok man particularité bi nga xam ne tey maa ngi koy gis ci Touré Kunda bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy valoriser seen culture. tout à fait mais au-delà de ça. da ngay gis seen pas de danse yi chorégraphie bi maanaam dañ ciy bokk di ko dund. dëgg la nga gis ne des fois dañuy indi yenn fecc yi nga xam ne démb la woon. te loolu. dafay bokk ci identité culturelle. absolument day tax nit ki nga teg ko te ñoom ils sont des pionniers ci li nga xam ne tey moom mooy culture africaine. tout à fait mooy comme daal li mu wax njukkal bi ñu leen war a dellool mais ñun lu ñu war a xool mooy les paroles. parce que ñoom c'est des messages qu'ils véhiculaient. exactement tey dañuy gis ndaw yi tey seen musique. ñu ci ëpp lu ñuy way mbëggeel. ah oui mais au-delà de mbëggeel dafa neex. mais au-delà de mbëggeel boobu nga xam ne tey ku tug mën koo way. ah oui ndax foog naa man sax war naa mën a way. non mais yow boo wayee bëgg da ngay dem vraiment boo da ngay dem da ngay dem. waaw am na ma ko waxee boole waale ci ay mbirum napp ci biir. waaw teg ko ci. waaw day dem de. xaw indi xiin waaw xiin bi. xam nga ne ko Samb mon amour je t'adore. loolu aussi way la. defal la son bu neex léegi maintenant gis nga rythme dafa doon am lu muy àndaay. xam nga tey bu ñu déglu seen musique amul rëm tëmbitam bu ëpp. absolument mais au fait sonorité bu sobre. bu neex a dégg. boo xam ne ku ci nekk mën nga ci identifier sa bopp. foog naa rugi loolu ñun war nañ ndaw yi nga xam ne tey ñoom ñëpp dañu daw di fekk si li nga xam ne tey moom mooy musique du ci dugg. war nañ di bàyyi xel ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu talent démb yi. wallaay di xool lan la ñu mën a jël si ñoom doole aussi ak fi ñu toll. teg leen ko tey sax parce que seen message yi comme ni ma ko waxee sànq démb la. waaye tey la gën a mën a tegu te ñoom ci seen bopp bu ko ñu yéegoon seen tey jii ne concert Sénégal. def naa ne fii toj ndaali ñooy ànd non mais def nañ ko sali daaw mais macha allah. ah oui Badou le premier groupe africain avec un disque d'or. 3 disques d'or. mais premier à avoir un disque d'or. en fait man mooy li ma yàgg wax rek man li ma gëm mooy lenn la enracinement après ouverture. et ñoom je pense que ñoom ils l'ont très tôt compris. parce que sànq yaa ngi koy wax ni waa ji dafa dem defi repérage. maanaam dafa dem tâter terrain bi xool la moo fi am. mu jékki-jékki woo mag ji ñu am lu ñu composé après mu ñu woo ko leen jàngal musique. gis nga tubaab boo ko defee boo koy won ni lu mu yàgg xam ne du la faale. dëgg la. tubaab dafa dañ kumpa moom à chaque fois day bëgg di découvrir te ñoom bi dans les années 70 kan moo xalaatoon dem foofu noonu pour indi musique boo xamante ni ñun fii sax pour ñu consommer que sax c'est tout à fait un problème donc ñoom ils ont osé leen pari boobu noonu dem neen et ça a porté des fruits tijji na buntu ay ñoom Salif Keita ñi ngi ko waxee tey jii nii ñoom Salif Keita on cite des références on cite des Youssou Ndour et rarement on cite ay Touré Kunda pourquoi ñàkk xam la peut-être suñuy boor parce que man tamit tey jii nii boo ma bu ndaal yi waxul woon historique Touré Kunda man duma la ko wax de donc y a tout ça donc baax na ñuy dellu ginnaaw tamit di fàttali ko tuuti comment ça se passe exactement xam nga tey Rugi yaa ngi wax dara seen musique nga ne du kadik surtout ñu njëkk ñi seetlu ñëpp du kadik xam nga lu tax daawuñu woy ngir tey dëgg la jamono lañ doon woy surtout seen woy li nga ci daan dégg ay dat wala mbir sax
tey boo jëlee exemple tabaski bu Youssou Ndour saa yi tabaski ñëwee nga kii quoi boo déggee moolu Omar Pène saa yi ko déggee di nga joxaat cër mool dëgg la xam ni kay bàyyi këram di uti jën ngir monsieur Mbaw reer te xam ne géej gi amul bànqaas xam nga loolu du mës a kaddu parce que way dafa am bind dëgg la moo tumuraanke chaque fois day ñëw léegi bind nag bi mu tumuraankee la way lu yomb bëri ci mbëggeel c'est bien beau adduna ba mu amee ba tey ñu ngi woy mbëggeel mais aussi woykat bi war na xam ni au delà de affaire de amour adduna je t'aime moi aussi tëgg ko am na ku lay déglu ñu ci xam ni seetaan vidéo bi kon ayca ñu seetaan vidéo bi bégal ci ñëpp dellu siwaat mythique Fatou Yo un titre mythique boo xam ne wër na àdduna bercé nañu si suñu enfance aussi parce que seen yenn titres yi vraiment daf ñu bercé parce que ñoom ba ñuy commencé xëy na ñun ay xale la ñu woon wala am na ci ñoo xam ne juddooguñu mais daf ñu bercé parce que moment boobu mën naa ne loolu moo fi gënoon a fës ka wayu mbëggeel yi nga xamante ne c'est à tort et à travers ah comme ni ko Marème waxee titre bi nii est-ce que xam nga ni ci nawetaan moo tam xam ko asiko moo tax am na ñu bëri ndeysaan dañu jàpp ne aussi ci théâtre Daara Kocc italien la bo mais ñu bëri aussi dañ ko doon dégg ci musique armée dañ koy way c'est vrai pour te dire ne la ñoom seen musique ni mu amee woon doole parce que da ngay sentir ne tu es africain tu es sénégalais day dugg ci sa deret waaw sa deret day yëngu quoi donte des fois instrument yi tamit mais musique ak dëkk boo mën a dem ci àdduna tey boo demee États-Unis tey ñi ngi wax xëy na hip hop mais boo demee États-Unis country ngay déglu di xam ne yaa ngi États-Unis country ngay déglu te xam ne yaa ngi États-Unis tey nga dem tey ci mexicain wala nga dem Cuba di nga salsa bi àdduna foo dem am na nit ki lu ma moom exactement tey yow foo mën a ne ci àdduna boo déggee ngoyaan xam nga fa mu dëkk boo déggee mbalax xam nga fu mu dëkk voilà donc nit ki dafay am solo ci groupe yi mel nii jàngaat ci ñoom xool ñoom yoon bañ jaaroon donte nag bañ fay jaar metti na xaal nañ ko tey ba am tur tey mën nga day am nooy taxawee ñu ne foo dëkk nga ne Sénégal ñu ne Touré Kunda mais boo jéewul lu nuróog lu di Touré Kunda di jé Omar Pène jéewu ko Youssou Ndour jéewu ko nga bëgg a yéem tubaab bi ca la mu ne doo dem waaw ça c'est sûr ñii ba ñuy dem jëlewuñ fi musique bi yóbbu ko fa lañ ko defee dëgg la ay tubaab doon tëgg ñu ci bëri waaw ay tubaab doon tëgg te lañ doon tëgg ñoo ko moom waa léegi loolu wanul tey ñi fi nekk di génération bii nii ne yoon waa ngi noonu maa la ko wax de ñu ngi jooy exporté ah non vraiment lii moom boo ko toogee di ko déglu di ko consommer da ngay xam ni lii vraiment c'est typiquement sénégalais à plus forte raison nag yàlla boo def nag ni ñu koy xatee la Casamance nga daan faral di génn takkusaan yi vers les années 75 77 ngay génn takkusaan yi di dugg ci mbedd Ziguinchor yi di gis bugarabu yi mais son bi boo déggee gars yi ni ñuy duggee da ngay sentir non ça melomaan la dama def Ziguinchor sentir loolu quoi moo tax musique boo ko déggee da lay fàttali quoi da lay fàttali la basse Casamance da nga koy sentir carrément quoi oui te bu tey neexee démba tax quoi te ils ont un rythme non walaay c'est seen rythme non dañoo pooj ba taay rythme bi benn la parce que rythme yooyu moom la ñuy sentir fii yéen a ngi koy wax sànq asiko bi yéen a ngi koy wax sànq bugarabu bi mi ngi koy wax jàmbadon yi donc ñoom seen sonorité dafay réveiller sens yooyu yëpp ba nga xamante ne c'est la culture et après il y a l'ouverture parce que tubaab yi dañuy fecc ci seen rythme ñoom tubaab yi da nga leen di tegal mbalax dañuy réer mais nga tegal leen lii pourtant c'est africain c'est sénégalais mais ils y voient dañ ci gis seen bopp parce que mbalax na dañuy jël par exemple lu mel ni bugarabu bi jël lu mel ni ngel wala njuuk mbalax polyrythmique la dafa naqaree joué ñu bëri dañ foog dafa yomb lu naqaree joué la mais tey da ngay xool le cas de El Hadj Diouf qui est au Canada yii lay def musique am yii il est intelligent yii mooy baax parce que def na asiko waaw groupe Faxastiko fii la jaaroon HLM def doon tëgg asiko ba mu ko jëlee boole koog benn musique gu def fusion dafa am musique bu extraordinaire ñëwul Sénégal pour des promotions am foofu la toog def musique bu neex gars yi consommé ko ce qui veut dire sénégalais bëgg nañ lu beex bëgg nañ lu baax bëgg nañ lu neex bëgg nañ musique bu dal bëgg nañ suñu mbalax bi évidemment mais ay mélomane nañ
tout à fait am nañ oreille musicale yàlla moo ko def ci ñun ñëpp parce que da ngay juddu ak rythme. à l'image de El Hadj Diouf également El Hadj Diouf tamit Issa El Hadj Diouf tamit foofu la lancé boobu la nekk mooy El Hadj Diouf moom tamit day mélanger rythme africain yi di ci boole asiko yi ah oui musique mélange la culture moom tamit il fait vraiment de très bonnes mélodies waaw ba pare gis nga tubaab bi li ñu créé ñoom muy musique ñoom bi ñu créé laa wax amul tâtonnement maa la ko wax de. do ré mi fa sol la si. moo tax Issa rapidement. waaw non comme li mu doon wax léegi rek ma di ko dolli rek. Sénégal rek moom ci boppam. am nañu nu ñu koy waxati culture boo xamante ni bii lépp loo leen andil rek cosaan googu di dellusiwaat ci ñoom. exactement tey ji bu ñu ñëwoon tey ji coupe du monde fecc dafa am wala kii. non Sénégal du def phase préliminaire ak phase ay éliminatoire. final direct lay def direct. groupe Fodji dem na fi représenté Sénégal ci ay festival jël na fi deuxième jël na fi premier. absolument te ñoom li ñu yóbbuwoon. on a le rythme dans le sang aussi. te dañoo bëri sonorité comme li ñu doon wax Casamance bi la ñu yóbbuwoon rek. te bañ demee tubaab yi ñu ngi ko doon defee Asie Japon bañ demee japonais yëpp a yéemu. yëpp a yéemu parce que dañu ne lii dafa riche. mais pourquoi sénégalais ñoom valoriser wuñu lii. et c'est ça le malheur suñu réew mi. man des fois day am lu may jaaxal par rapport ak rythme yi. parce que xam nga tey dafa am loo xam ne ñun comme yaa ngi koy wax on a le rythme dans le sang. exactement mais gis nga rythme boobu. dafay valoriser ba suñu traditionnel. exact da ngay gis nit ñi buñ daan dem guerre bu njëkk. suñu maamaati maam yi. maanaam daa am bàkk yi ñu leen daan àndal. te loolu. maanaam kañ bi ak jiiñ bi. mun na bañ a doon sax ay tama wala mais xam nga lan la daan doon. maanaam yéen kat xam leen ni. yéenay waa Sénégal. seen i maam def nañ fi nangam. seen parce que loolu. dafay bokk ci li nga xam ne mooy tax boo demee xare. wallaay da ngay xam la nga bàyyi ginnaaw. la sa maam doon def bëggoo ko gàcce. yokk la jom te loolu tey dañ koy gis ci biir musique yi. yéen ñi dem xew yéen ñii bu leen fekkee bu leen géwél bi fekkee ba bàkk la bu leen géwél bi fekkee ba bàkk la nga baata rek. moo tax léegi ku ñuy dem xew yoral sa kii bi ci sa portable buñ ñu bàkkee rek daf ñu may doole. waaw ngeen nañu dem sax jëli suñu bàkk. dellusiwaat ngir dugg ci cinéma. alors bàkk leen ñu ñun tamit ñu wëyal doole ji gën a ñëw ñu dem ci cinéma. alors ñu nekk ci 27e édition le Sénégal nekk hôte pays invité d'honneur ci FESPACO bi nga xamante ne doon xew-xew bu am solo Badou. waaw FESPACO bi comme ni ko waxee ren mooy 27e édition bi. te li ci gën a neex nag mooy Sénégal mooy pays hôte bi. absolument. année bu bees bi nag y a beaucoup d'innovation yi burkinabé yi prévoir parce que boo xoolee sax dafa njëkk a nekk ci thème bi c'est quoi cinéma d'Afrique cinéma de la diaspora un grand regard grand défi bu ñu nee défi parce que boo xoolee à travers seen délégué général bi Moussa Sawa Dogo mu ngi ko doon wax quoi mu ne ren défi la parce que ñoom dañoo bëgg même au-delà de la crise sanitaire que le continent africain continue à rêver continue à créer pour que moo MAUX pour que moo yi mën a yi nekk ci société africaine bi yëpp mën a wàcc. exact ñoom tey jii nii bëggatuñu sax toll ci mu nekk festival boo xamante ni gars yi dañuy jugee dans des pays différents ñëw décerner prix après ku nekk demaat sa yoon. exact ñoom li ñu bëgg ren xam lu ñu bëgg ñoom que Burkina Faso nekk benn hub boo xamante ni toutes les productions africaines mën fa dajoo pourquoi pas même sax. dem seeti yeneen plateforme internationale donc ñoom ren boo gisee y a beaucoup d'innovation yu ñu teg amoon boo xoolee même pré-festival bi nii y avait des webinaires amoon na ay séminaires ay formations de différents pays africains et tout donc ñoom ren ci loolu lañ lancé wu te comme ni nga ko waxee li ci gën a neex nag mooy Sénégal lañ def seen pays hôte. ñu ngi gis image yi nii sax. waaw je pense que lii c'est l'année dernière. l'année dernière 2019 mooy bi ñuy primé Alain Gomis avec son film là. Les talents de Linguinga. les talents waaw bi 2013 la. La pirogue bu Moussa Touré moom amoon na fa kii. xam nga nag Sénégal dafa am histoire bu rëy nag ak FESPACO. tout à fait. ñoom histoire bu rëy. mësuñu fa dem ñibbisi ak loxo neen. mais cette année rek ñi ngi am 14 films sénégalais yoo xamante ne ils seront présentés. xam nga loolu du lu ndaw. te tamit nos cinéastes ay jàmbaar lañu non mooy li may wax chaque jour rek cinéma sénégalais ça existe bel et bien. tout à fait parce que boo xoolee sur 239 films yu ñu sélectionné y a 14 films sénégalais yi ci war a bokk. te boo xoolee ci catégorie yëpp
Sénégalais yi am nañ fa lu fay représenté. Tout à fait. Mais je me rappelle en 2013 Sénégal presque prix yëpp le rafle prix yëpp avec Taille de Alain Gomis, la pirogue de Moussa Touré ak Khadjata Pouy, je sais pas ndax xam ngeen ko mais RTS la nekkoon. Khadjata Pouy defoon na benn court métrage bu mi ngi fi ba tey mu ngi voilà bu remporté prix bu mag. waaw noonu nag moom rek bu soon na remporté prix tey ren jii tamit am neen encore Bamum Nafi bu Mamadou Dia. Bamum Nafi bokk na ci pour prix spécial étalon Yananga bi. Exactement. Il y a aussi catégorie série suñu dérapage Abdoulaye Wane bokk na ci. ah série boobu dérapage ah. waaw dérapage bokk na ci catégorie série te du moom kese même wala bokk bu Fatou Kandé Senghor. Comment va la jeunesse ak defe naa Wara mu ngi doon daw TV5 gars yi. Absolument. Wara ñu bëri na xamuñu ko mais parce que dawul woon ci plateforme fii Sénégal moom TV5 donc yooyu yëpp dañuy concourir on a 14 films sénégalais yoo xamante ni war nañ concourir. Donc loolu mooy wane ni vraiment que ni Sénégal mooy pays hôte bi comme ni ñu ko tàgg defee te en plus tamit il y a benn caravane bu war a dem. Exactement. am na caravane bu war a dem. yow di nga dem. man war naa dem de. mi ngi ci yoon bi. Badoo ngi ci yoon bi. Du 16 au 23. waaw c'est du 16 au 23 parce que initialement c'était prévu du 27 au 6 mars. Exact. Mais ak période corona bi et tout ñu pousse ko ci ba moment bi nii. Moom laa wax ni caravane bi. Pourtant kii moo koy diriger Awa Jiga. Ah oui moom elle fait partie du monde du cinéma. Awa bi def santé fii tam Awa bi def santé moom Korsa ok ñoom ñooy diriger on lui fait un coucou au passage di ko ñaanal rek jàmm ak salaam. da ngay dem man di ko ñaanal absolument. non jarul kii de jarul tagg bu réeré non bu dee Awa la yéen ñëpp di ngeen dem. jarul baab bi Marième. man li ma frappé ci Facebook bi mooy surtout filmu Bamum Nafi xam nga sànq ñu ngi wax ci valorisation culture yi mais da ngay xool film bi yëpp luñ ci làkk ay Haalpulaar. Exactement. début ba fin. Exactement. te loolu c'est la particularité en général dañ naan non dégguñu lii wala est-ce que ak lii dina passer parce que du ñëpp ñoo dégg mais attends même bu ñëpp déggul lii y a les traductions. Au-delà ci traduction yi lan moo ci nekk mooy y a les gestes parce que les images parlent d'elles-mêmes. Exactement. da ngay gis film bi yow bu ñu la joxoon tey benn film chinois ñuy làkk chinois mais nous on va comprendre. de par les actions. Exactement. léegi à plus forte raison li nga xam ne tey fii la jóge ci Sénégal. fii la jóge ci suñu réew. il faut qu'on essaye de s'adapter. te tey ñuy wax cohésion sociale boobu bu ñu koy wax ñu dañ ko war a jiite ci culture. parce que culture dafa bokk ci li nga xam ne rugi moom mooy base développement société. Exactement. dafay bokk ci li nga xam ne moom moo mën a jógee benn nit bu dëkk fii tey ci benn gox bu xóot. nekk fa mais tey li muy def ci culturel par rapport ak identité culturelle am da koy yóbbu ba ay dëkk ba nga xam ne tey ji àdduna wërngël képp dañ koy xam. wallaay da nga wax lu am solo ndax gis nga ki dëkk fu reculé kooku. dafa am ay impression am ay expression yoo xam ne bu koy làkk ci làkkam tey jii yooyu yëpp da nga koy mën a percevoir ci cinéma bi. alors que tey jii bu ñu jëloon benn ku mel ni man bëgg maa làkkaloo allemand wala chinois expression bi ñu soxla xëy na duñ ko am ci bu ñu ma doon làkkaloo olof wala ñu ma doon làkkaloo alpulaar wala beneen làkk boo xamante ne dégg naa ko ci Afrique bi donc expression boobu daf ci am solo li nga wax dafa am solo. cinéma amul barrière. te dafa langage cinématographique dafa universel. surtout da nga koy xoolee ci benn anecdote benn exemple bu ndaw rek. muuma bii seetaan muuma dafa tëx mais bu seetaanee film day comprendre. Exactement. kon ñun soxlawuñu sax di làkk anglais wala di làkk français pour mën a def suñu film ñun on peut faire notre cinéma comme ni ko kii di wax ne rek en fait l'important ce n'est pas de faire du cinéma mais c'est de faire son cinéma mën nañ def suñu cinéma boo xamante ni japonais bi bu ko xoolee sax da ciy gis boppam. da ciy xam luñ ciy wax yàgg nañoo seetaan film indu sax nag. du ñu dégg sax li ñuy wax. et puis di jooy di way daal. waaw parce que déjà ci saa yi li muy wax FESPACO bi. yàlla mi ngi def ni saa ñu demee du ñu ñëw ak neen yàlla bu mu tàmbali ren. amiin yàlla bu ñu demee catégorie ñu dem yëpp ñu am fa ndam. muy ndabu Sénégal. mais day plateau culturel yoo xam ni warul yem rek benn Burkina Faso. war na yaatu Afrique. absolument tey Afrique war nañu mën a am festival. cinéma wu Afrique. boo xam ne Afrique gi yëpp la du mbiru Burkina du mbiru kenn mbiru Afrique la. xam nga war nañuy mën a am plateau comme FESPACO am na fële Sénégal aaye bosam keneen aaye mu am boo xam ne bu mag la. war nañu plateau culturel war nañu dund. parce que boo xoolee bu yàggul dara Abidjan Fimowa bi. bu waa Magic System doon def. loolu lu war a mën a am parce que ay woykatu Sénégal ñoom Ngaaka ñoom Pape Diouf gars yi bi ñu demee. dañuy naan pourquoi lii mënul am suñu réew. on a ce problème beneen bi moom mooy kii li muy wax complexe moom dañ ko baaxoo rek.
parce que complexe mooy tey tubaab filmam en français dégg nga ak déggoo di nga fexe ba comprendre su la intéressé film américain am na ñoo xam sax léegi booy seetatuñ sax traduction film bu mu génn dañ ko seetaan comme li ngay wax pour dëggal ne amul barrière donc li nga xam ne pulaar lañ ko def nga war a gën a mën a sawar parce que yaa ngi dëkk ak ay pulaar donc baax na nga jàng foofu sax ba buñ lay jëwati di nga xam comme ñun moom fii ku déggul làkk ñu jëw la muy bu joolaa bi muy bu leneen ak muy bu leneen donc décomplexé wu culturellement absolument décomplexé wu culturellement valoriser li ñu am wallaay mais pourtant ñoo ngi ci sax de gars yi dafa mel ni ñu ngi raam di ñëw parce que léegi série yi da ngay gis ne suñu réalité la ñuy wane di lettu suñuy lett di solu suñuy solu di wane la famille africaine et la famille sénégalaise di def polygamie ci biir di def famille nombreuse ci biir defe naa ne ñu ngi raam di ñëw waaye bu ñu doolee ñu jël waaw mais c'est très normal ndax fu mu nekk nii ñun dañoo toll ci foo xamante ni dañoo waratuñuy jéggaani dëgg la waratuñuy jéggaani cinéma yi jàmbur ndax tey jii bari na kër yoo xamante ni bu 20h jotee 19h talatuñu dara ñu ngi koy novelas mais cinéma africain tey ji normalement film yi jóge Burkina yiy jóge Mali yiy jóge Côte d'Ivoire yiy jóge Sénégal mais Sénégal fii ay séries yu bëree ngi fi te fi mu nekk nii normalement loolu bu mooy wane ni ñu koy waxee ci culture bi nga xamante ni moom la ñu bokk ndax kële culture bi mu lay jox bokkul ak yow li nga xamante ni moom nga askanoo valeur yi ñu fa wane bokkul ak say valeur te am na lenn loo xamante ni kersa la nga toog sa doom toog keneen toog ngeen di seetaan film boo xamante ni bi yenn saa yi ñu wane ci loo xamante ni doo ko mën a xool sa doom du nga xool ko sa doom xool ko bu dee nag film bi nga xamante ni film sénégalais la am na yenn yoo xamante ni duñ ko ci ñeme ñeew wane te dañu lay wan li nga xamante ni mooy réalité sénégalaise exactement waaw di ñaan yàlla nag FESPACO bi dama ne bi nga jëm de bi ñu jëm waaw na ba ngay dégg bi ñu jëm waaw ñaan yàlla rek bu ñu demee rek trophée yëpp nañ ko gàddu andiwaale incha allah te rugi nga baal ma dolli la ni tey film bi papa yi defoon yooyu ñu defoon ci Lat Joor ñu bëri ci lañ jàngee histoire la Joor dëgg la xam Maba Jaxu parce que li ñu lay won nga di image bi ngay xool di mooy gën a yomb nga comprendre classe bu am 80 élèves professeur war leen jàng wala benn maître donc am nañ fi ay sax ressources lu ñu war a mën a def ci cinéma y a beaucoup de choses tey naar yi def nañ film kii yenent bi donte doo gis yenent bi mais di nga xam histoire bi ki jàngul alxuraan jàngul arab xam na léegi fi yenent bi jaar tey mën nañ ko def ci Maodo dëgg la dafa def Sénégal ba wàkkala fa dox war nañ ko def Serigne Touba war nañ ko def ci keneen ak keneen koo xam ne tey dinañ dem ba ci yooyu mooy tax sax tey yu bëri dañ ki amoon incompréhension ci tarixa dina comprendre léegi ki jàngul woon mën a valoriser kii nga xam ne suñu maam la lii la daj comme kii li mu doon wax sànq ngay génn Sénégal war a uti ndam ñu ne la yow dëkk sëñ Bamba nga jógee ngay jógee dëkk Maodo ngay jógee dëkk diw ak diw dëkk Lat Joor ngay jógee ñu ne la nga ne koy Lat Joor ñu expliquer la ko ci image dina tax boo demee di nga jomba li ñu doon wax bu njëkk ba jomb naa def lii ndax fi ma bokk te cinéma mën na loolu ñu xam synergie bi nekk ci suñu góor yu baax yooyu yëpp ngay wax parce que muy guide religieux que muy ñi nekk ci tradition yi ñoom ñëpp dafa am point boo xamante ne fa lañ daje donc yooyu bu ñu ko defee dinañu xam ne am nañu synergie am nañu lien de parenté yoo xamante ne kenn waru leen di xaajaloo gën a xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar jeexal nañ tàkk waaw dama bëggoon wax tuuti côté caravane bi parce que la dernière fois bi ñu doon dem caravane bi c'était 2 secondes. del bu bàyyi 2 secondes del ak may. bon waaw caravane lañ doon wax parce que c'était normalement bus la ñu waroon jël mais ak la situation Mali Nord bi gars yi mënuñ jël bus. donc la caravane ce sera aérienne parce que gars yi bëggoon nañu yóbbu comme que Sénégal mu pays hôte bi. gars yi bëggoon nañu yóbbu une 50aine de personnes kon ñu ko defee woon en 2019 et tout. mais bon malheureusement ak nul n'est tenu. bu kii bu amee nii rek donc di faire un petit coucou à Passerelle culturelle ñoom ñoo gérer caravane bi mooy Awa Jiga Maman Yacine. ak team bi ñoom waaw ak team bi yëpp ñoom ñooy gérer lépp luy dem ci caravane boo xamante ne ba mooy dem ci kii ba. tout à fait ma bàyyi la nga tàggatoo rapidement. waaw di comme d'habitude rek di gërëm ñëpp. di gërëm Seydina Issa Ndali. Marème di gërëm Rougui comme d'habitude di joxe gars yi encore dig daje mardi prochain pour benn numéro cinéma. Inch'Allah merci Mariam. Rougui merci di la jaajëfalaat rek di jaajëfal képp ki nga xam ne tey bokkoon nañ plateau bi di ñaan inch'Allah yàlla bàyyiwaat ñu fi ci kattanam ak mbaaxam ba ñu dajawaat fi mardi prochain inch'Allah ci yeneen environnement. amiin yaa rabbi merci beaucoup merci ba Ndali.
benn la di ñaanal ñiy dem ci yoon woowu noonu yàlla nañ àgg ak jàmm yàlla may leen fa jàmm ñu ñibbisi waat ak jàmm jooju aussi ñu koy ñaanal ñoom Seydina Issa di leen ñaanal aussi kattan CFA CFA gu bëri gu ñu mën a amee booy yëpp yu war parce que ñoom bu ñu ko amee rek géej gi dina yaatu te ñun ñoo koy yëg bu baax di la gërëm yow yi di la wax ni sañse bi rafet na trop bopp bi rafet na macha allah di jox téléspectateur dig daje mardi prochain incha allah tur de la ma wutal fii ndànk ay ca boobu dafa neex payot lu garaaw lay dëgg lañuy dibi foofu noonu may neex waaw day neex ci jërëjëf Issa maa ngi lay jaajëfal rek nga di fàttali ne yaay coordonnateur conseil local de pêche artisanale Dakar Sud ñu amoon nañu mbégte ci dalal la wax ji neex na rafet na te am nañu mbégte bu baax a baax partagé woon ak yow plateau bi jërëjëf maa ngi leen di gërëm ñëpp di kontaan trop ci invitation bi di dellu tamit di gërëm ndax wala fi nee na lëg ba lekke alom na ko gërëme coy dëgg la kon ki nga xamante ni kii moo tax suñu béjjoon am ni ñu koy waxee di DCP muy booy woowu di Ablaye Diouf Sarr ñu ngi koy gërëm au passage di ñaan yàlla tamit doole ñi nga xamante ni yàlla may na ko ba mu defal ko Yoff defal ko Soumbédioune yàlla na ko yàlla continuer doole jooju ba mu def ko ci région de Dakar gépp fépp fu ci mool di yeewoo waaw di sant tamit invitation bi nga xamante ni invité ngeen ma ko ndax booy yi tax na xale yi nga xamante ni seen bopp nekkoon na ci def ni ñu koy waxee immigration clandestine ñu ci bëri toog nañ seen i kër ndax tax ñàkkoon lu ñu téye moo taxoon ñu ci bëri découragé woon ba commencé dem mais ak DCP yi tax na tey jii ñaari at yi moom gisuñu benn xale boo xamante ni suñuy gox la takk nañu gaal wala dugg nañ ci gaal yi ni ñu ngi dem immigration clandestine di ñaan yàlla ñu dajawaat ko ci beneen daje kenn bañ a manqué jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf dañ lay jaajëfal di jaajëfal ñi teew tamit di ñu seetaan saa su nekk di leen jox daje demain à la même heure di leen wax ne rek wéyal leen di suivre suñuy ay programme ginnaaw tam-tam rek yeneen programme ñi ngi ci ginnaaw wéyal leen di ko seetaan ñi ngi leen di ñaanal jàmm di leen wax ba suba ak jàmm sur la RTS 2